لي سكينة بكل الجنة من داري من يعطى المنة لي سكينة بكل الجنة من داري من يعطى المنة. mbokku Sénégal maa ngi yëkkati kàddu nuyoo ak kàddu ziyaar bu am fu mu tàmbalee te amul fu mu yem di ko teg ci loxo yu tedd yu sunu sëriñ Sidi Mbacké Cheikh Abdoul Ahad ngir nga jottalil ma nuyoo yooyu ak ziyaara boobu ak cant googu nga jottalil ma ko sunu xalif général di sunu sëriñ di sunu wayjur Cheikh Muntaxa ci ndigalu ak woote xalif général di nuyu di gërëm njabootu maam Cheikh Ibra Fall ñoom it xalif bi woote na njaboot gi yépp ñëw nañu toog di nuyu mbokk taalibe yi di nuyu mbokk Sénégal di nuyu sa rakk ju baax ji wax léegi ci sa tur ak ci turu xalif général muy Serigne Bassirou Mbacké di ko sant bu baax moom Serigne Bassirou bu Serigne Abdou Khadr Mbacké di nuyu njaboot gi yépp di sant nag bu baax suñu borom di sant it Serigne Touba di wax jërëjëf Serigne Touba waaye di waxaat jërëjëfati Serigne Touba ndax du lu yomb li ñu dajale fii tey du lu yomb ndax projet la boo xam ni yéene moo ko lal te yéene ji mu ngi sukkandeku ci xam dayoo ak tolluwaayu Touba ci biir Sénégal xam itam àq bi nga xam ni war na am ci suñu diggante ak Touba sëñ Touba sànc ko wax nga ko fi léegi def ay digle santaane lu bare te ñu xam ne lépp dina ñëw kon nag li tax may sant mooy bi ma suñu borom xiiree ci tracé projet bu toll nii mu jàppale ma ci kattanam ak si ñaanu xalif bi may santaat di gërëm te ñu ñaan suñu borom yokku leer sëriñ Sidi Mokhtar Mbacké ndax bañ koy taxawal moom moo ñëwoon ànd ak sëñ Muntaxa bi tey def ñaan yi bàyyi sëñ Muntaxa mu yeggali waxtaan wi kon seeni ñaan yooyu bokk na ci li ñu kattanal ndax projet 416 milliards du lu yomb waaye bind projet bi wut alal ju toll noonu am ko tàmbali liggéey bi mottali ko réceptionné ko loolu ndimbalu yàlla moo ci dugg ak ngërëmal sëñ Touba kon nag loolu tax ma sant bu baax a baax ndax wax dëgg yàlla projet bu am solo la te it danaa si ñëwaat léegi sama discours ci nasaraan ndax dafa am nu ñu ko tracé dafa am it lu bare lu ñu tàmbali ci Touba ak lu ko ëppati te luy ñëw te du yàgg bu ci yàlla àndee loolu it danaa si ñëwaat léegi ci discours bi pour nga xam ni Ila Touba bi bu yegsee tam am na ay yoon yu ko war a gàttandu feelu ko wër ndomb Touba yi continuer dem Daara yi jaar Mbàkke dugg Touba yi ci desit wër Touba booleeg yoon yi nga xam ni fas yéene nañ ko def ci biir Touba ak li ko wër ngir dëkk bi mën a nekk dëkk bu moderne mën a méngoo tey ak dayoom nekk it véritablement ñaareelu dëkk ci biir Sénégal ci wàllu ay doomu aadama
ak ci wàllu koom-koom fas yéene woon nañu lancé it tey première pierre bu parc industriel bu Touba. biñ koy liggéey dañ ci dëxëñ ay xarala yu bees yuy tax yoon wi yépp am na ay caméra télévision yu koy filmer ba tax lu xew ci yoon bi daañu xam fan la su jafe-jafe amee daañ ko mun repérer liggéey ko liggéey bu am solo. Ila Touba am na aussi ay poste yoo xam ni ak bërëbu noppalukaay muy ñaar ci wetu Bambey am na ay yoon yoo xam ni lu toll ci téeméer ak juróom-ñett fukk dañ ko ubbi ngir jur gi wala doomu aadama yi mën di ci jaar bañ di traverser autoroute. maa ngi ñaan sëriñ bi mu joxe ndigal si ñu moytu di dagg grillage yi ñu ngi doon xalaat sax ndax duñ ci def courant du nekk nag courant buy reye wala buy gaañe waaye dana tax boo ko laalee di nga teggi sa loxo pour ñu bañ di dagg grillage bi ndax bu ñu daggee grillage bi jur gi dana si jaar te bu si jaaree dana yéeg ci tali bi te ku wax autoroute xam ne ay xel lañ ci daw te loolu dana indi ay musiba ak ay lor kon suñu amee autoroute yu mel nii nag dañu war a changer tam suñu ay comportement ak suñu façon nu ñuy dawalee suñu façon nu ñu war a nekkee ci kaw tali bi loolu dafa am solo waaye yoon bi dañ xam nañ ne Touba la fay dem rëy na lool autoroute bi lu mu bees lu mu gaaw xam naa ni fii ak at yu néew Ila Touba dina fees dell kon prévoir nañu ni ñu ko yaatalee au lieu mu nekk 2x2 ci kanam bu ko trafic bi laajee dinañ ko mën def 2x3 voies mooy yoon bu ne ñetti ligne di ci dem ñetti ligne di ci dellu si loolu yëpp boole nañ ko ci liggéey bi. Ila Touba tax na ci biir jamono jiñ koy liggéey lu toll si 4 junni doomu aadama liggéey nañ ci programme boobule fayeeku nañu lu toll si 20 milliards ci ay salaire yoo xam ne ay PR la ñu fay doomu réew mi nekk na lu am solo ci koom-koom bi waaye jamono ji nga xam ne liggéey bi pare na du tere pour gestion bi lu toll si 4 téeméer ak juróom fukki nit daañu mën a liggéey ci autoroute bi ñii dinañ nekk ci péage ñii nekk ci yeneen i liggéey pour que mu mën a jëm kanam pour entretenir Ila Touba ñu ngi dënkagum liggéey bi société bi ko tabax muy CRBC donc CRBC va assurer l'entretien et l'exploitation jusqu'à nouvel ordre pour le compte de l'État du Sénégal. Donc je remercie d'abord l'entreprise CRBC, je vais y revenir en français, en rapport avec des prestataires. C'est ici le lieu de féliciter le gouvernement du Sénégal. Monsieur le Premier ministre, seen gouvernement ndigal yi ma ko joxoon doxal nañ ko ci anam yi ma ko bëggee woon muy liggéey bu gaaw liggéey bu set gouvernement bi def na ko kon dinaa la jox félicitation gouvernement bi yëpp moo xam li jëm ci ministère yi ko ànd seq liggéey bi ci jiitu muy ministre des infrastructures te tey Abdoulaye Daouda Diallo yor ko ànd ci ak waa AGEROUTE may gërëm di sant directeur général Ibrahima Ndiaye moom ak ay cadre am ak ay personnel am gàcce ngaalaama si ni nga xam ne noonu la ñu taxawee waaye maa ngi gërëm l'ensemble des ministres ministère des finances ministère bi yor aussi wàllu territoire yi parce que bëri woon na ay jafe-jafe waaye tous les services de l'État taxaw nañu ni mu waree pour que liggéey bi mën a antu mu nekk liggéey bu am solo bu loolu weesoo ma sant ci kàllaama nasaraan ñi nga xam ni aussi ñoo liggéey bi muy entreprise CRBC nga xam ne waroon na def ñeent fukki weer ak juróom ñu liggéey ko ci fanweeri weer ak juróom benn loolu aussi CRBC je voudrais vous féliciter
لي سكينة بكل الجنة من داري من يعطى المنة لي سكينة بكل الجنة من داري من يعطى المنة